juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Media ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg nun xibaari wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey. Alioune Niane mi fi jiite woon UMS kuréelu ko magistrat yi nee na day porter plainte Sonatel mu ni dañoo suspendre numéro am ndax message yu bëri yu muy envoyé yóbbu woon na leen ARTP ñu ni ko nag li muy sànni ci ay message dafa bëri te fay na ko ba noppi. waa direct info yi doon waxi plainte di laaj juróom-ñetti weer yi payoor directeur journal ba nee na amaluñu leen ko te ñoom sax dañ leen di dàq dañuy dem ca inspection du travail bu ñu jógee ci julli gi. Alaaji Amadou Sall delloo na Ablaye Wade poste bi mu ko fal démb waaye nee na ba tey mi ngi ci biir parti bi remaniement am foofee nag ci biir parti démocratique sénégalais Abdoulaye Wade indiwaat ci ay ndombo yu bees. ñaareelu pàcc bi tàggat yaram képp lay doon afro basket bi ci sport weekend Sénégal dóor Côte d'Ivoire ci matcham bu njëkk 77-36 ci teewaayu président de la république ngeen ànd ci sport weekend nag Malal Junior Diagne. Makumba Bey. ñu tàmbali xibaar yi ak kon niñ leen ko doon waxee tey jii ci bëccëg liggéeykat yi nekk ca direct info di journal boo xam ne ni nag day bind ñoom ñoo ni woon nag juróom-ñetti weeru payoor la ñuy topp kii di seen kilifa waaye nag mujjut sedd nde kilifa gi ci boppam nag nee na ñoom ñi koy def nag toll nañ ci ñeent ñoo xamante ne nii dina teqaliko ak ñoom dinañu leen dàq dem inspection du travail ñu licencier leen ndax yàq deru entreprise bi la ñuy def te loolu ñu wax ni ameel nañ leen ko kenn ameelu leen ko Pape Diogoy Faye mooy directeur bi ñu déglu ko ci jokkoom ci téléphone beeg Mamadou Amar Ndione. mais loolu moo mënta am sax ci entreprise boobu loolu xel mënu koo nangu d'autant plus que ci presse bi laa ko yëgee woowu ñu ma sax pour ne ma monsieur Faye lii ak lii xew na wala nangam ak nangam jamais dama xëy rek dégg loolu donc ba ma woo leen au moment où sax comptable mu commencé woon di fay le mois de juillet. donc ma xëy dégg loolu ma xam ne lii effectivement ay nit la yoo xam ne dañ leen a manipuler et que ñoom ñeenti nit lañ ci lu mat 20 personnes ñoom ñooy taxaw doon et que yéen xam ngeen seen collègue yi nga xam ne ñu ngi foofu di liggéey directeur de publication bi xam ngeen ko ñoom Mademba xam ngeen leen man ngeen leen na woo ko laaj leen ndax fay naa leen sax mois bii passé wala déet wala ngeen woo monteur yi wala koo leen fa mën a woo dina leen ko confirmer mais Massayer bon aussi bon man j'ai pas compris peut-être veillu tabaski bi jot na bëgg nañ toog ak Cheikh Amar yaakaar nañ ne nangam ak nangam moo tax Bamba Kassé et compagnie moo tax man franchement Synpics doxalee noonu bëgg a toog ak Cheikh Amar ça m'a dégoûté ça daf ma dégoûté trop parce que man yaakaar naa ne Synpics seen rôle moo doon essayer waxtaan ak employeur ak employé bu fekkee ne jafe-jafe am na mais malheureusement ils n'ont pas fait ça mais nag loolu amul benn problème Massayer moom ak ñi nga xam ne ñi ànd nañu ak moom fas yéene yàq entreprise bi du ma ko seetaan dama leen di yóbbu inspection du travail tàggoo ak ñoom ak lu ma mën a coûter amul benn problème comme ça ñëpp feex ñu liggéey ci jàmm mënoo nekk ci entreprise di fa liggéey essayer di ko déstabiliser xaw ma sax raison yi war a tax ñoom ñuy def loolu lu ñaaw la te ñaawlu naa ko ñaawlu naa aussi liggéeyu Synpics ci fànn boobu. mu nekkoon Pape Diogoy Faye. beneen kër goo xamante ne nii am nay jafe-jafe ak ñu fay liggéeyee ñu koy topp ñaari weer yi payoor muy centre de formation CFPT Sénégal Japon ñu ni nag ñi mu dal mooy ñi nga xam ni dañoo laajoon règlement bi jaar ca conseil d'administration ba doog a yegg si loolee nag Sawru Sène di ko ñaawlu bu baax a baax moom mi nga xam ne mooy secrétaire général bu SAEMS ñu déglu ko ci jokkoom ci téléphone beeg Seydou Nourou Ba. dafa am réforme boo xam ne dañ ko engagé foofu mais réforme boobu dafa am règlement financier bu ci nekk mais dañ ne règlement boobu nangu nañ ko mais d'abord na jaar ci conseil d'administration avant que conseil d'administration di réunir di valider directeur appliqué ko am ay professeurs yu ne mais balaa ñu koy appliqué na jaar fu mu waree jaar d'abord directeur jël salaire ñooñu téye ko depuis 2 mois loolu duñ ko nangu interpellé nañ nag ministre de l'enseignement technique mu promettre une rencontre defu ko wootewul rencontre pour ñu régler le problème et ces professeurs là ba fi may wax ak yéen nii mais fayeekuñu loolu duñ ko mën a nangu bu dee nag bras de fer boobu la ñuy instaurer bien sûr école bi nañ koy bloquer. mu nekkoon Sawru Sène tontu liy jóge ca directeuru centre bi di Babacar Seck mu ni nag du problème mu salaire moom directeuru école boobu dafa di rek ay juróom-ñett ci enseignants yi nga xam ne nag ñoom ñëpp ñu ngi toll ci ñeent fukk ak juróom-benn indiwuñu rapport yi nga xam ne nag ci lañ war a mën a sukkandiku ngir fay leen heure supplémentaire yi loolu rek mooy jafe-jafe bi Babacar Seck ñu teewlu ko ci leeral lim ci dénk Mamadou Amar Ndione. donc li ma si bëgg a tontu mooy que du salaire seen salaire ay fonctionnaire la ñu fonction publique mu leen koy fay ñu koy jot normalement
maintenant nag dañu am ay heures complémentaires supplémentaires yoo xam ne dañ koy def ci école bi parce que école bi day def ay formation payante ak donc yeneen activité ay réunion léegi ñu génne règlement financier bi ñu ne koo xam ne 23 heures yi nga def état bi def nga ko ba normal léegi 17 heures yoo ci nekk donc dina am montant boo xam ne dañ leen koy fay règlement financier bi ñu établir ko ñu ne 23 heures yooyu 17 heures yooyu nii nga koy defee da nga koy def yenn yi jour yenn yi soir yenn ci réunion yi après nag boo paree nga daal di jël benn document relevé Excel boo xam ne dinañ ko jox nga daal di ko ci résumé bi ñu demee bon ba mois de juin bi sur 46 professeurs 8 yi décidé de duñ ko def donc duñu wane ne def nañu liggéey bi mais dañ leen di indemniser muy indemnité ñu leen ñun de pièce comptable la amuñu donc pièce comptable bu war a mën a tax ñu jox ko donc il va falloir ngeen wane ko ñu ne duñ ko wane te kon salaire la ñu ne liy jotewul dara ak salaire ñu dañ leen koy fay par force loolu de mooy problème. beneen problème boo xamante ne ni xat-xat la bu dox benn client wu Sonatel ak këru téléphone gi moom nag di Alioune Niane moo fi nekkoon njiitu Union des magistrats sénégalais mu ni li muy yónnee ci ay message la ñu jàpp ni moo bëri njëkkoon na leen a clamé ci ARTP ba ñu woo leen ñu xamal ko loolu day faral di def nag ajjuma ju nekk mu jukki benn aw saar wala ab addis daal di koy yónnee nit ñu bëree bëri looloo taxoon nag ñu daal di koy bloqué mu am ci jafe-jafe bu baax a baax Alioune Niane lañ ciy teewlu. man dama am problème ak waa Sonatel dama toll benn bés ñu bloqué samay appel kenn mënu ma jot man sama bopp mënu ma oote ci sama numéro téléphone bi ma fa demee ñu yëgal ma ne ligne bi dañ ko suspendre mais xamuñ lan moo tax ñu suspendre mais bi ma demee ci agence Cheikh Anta Diop ñu rétablir numéro bi mu commencé waat di oote di commencé waat di jot samay appel ma toog 1 heure de temps après ñu bloqué waat ma dellu fa waat ñu débloqué waat ko encore ma toog ay bés ñu commencé bloqué ko waat ma dem agence bi nekk République expliqué leen ko ñu débloqué ko ci ëllëg sa ñu bloqué SMS yi ma dellusiwaat fa ñu débloqué waat SMS yi te duñ ma wax lan moo tax ma porté leen plainte ARTP bi leen ARTP saisiré ñu ne waa ARTP message yu bëri yi may envoyé moom moo tax dëgg la man ajjuma damay envoyé ay message yu bëri samay am di jàmm message yoo xam ne dama koy jukkee ci alxuraanul karim di ko fàttali sama bopp di ko fàttali nit ñi mais message yooyu la may envoyé yoon la parce que dama ko damay fay weer wu nekk benn forfait boo xam ne mën nga envoyé message yu la neex nombre bu la neex ci su dee ci biir Orange la donc loolu laa def li may envoyé maa ngi koy fay donc xaw ma lu tax ñu war a mën a ñëw jël sama numéro di bloqué SMS yi wala di bloqué appel yi parce que damay envoyé ay message yu alxuraan loolu moo tax nag ne woon naa leen ci bi ma leen di tontu ci sama ak waa ARTP nee naa leen man li may def su ngeen ko bloqué te danaa leen yóbbu ci yoon fa mbaxane doonee benn te loolu lañ def depuis àjjuma dañu bloqué samay SMS léegi ma dem ci su tabaski bi weesoo ma dem incha allah porter leen plainte au niveau de la justice. waa Orange ki yor jokkoo gi ñu ngi doon jéem a jot ko waaye boobee ba léegi sottiwul jombul beneen jotaayu xibaar ñu ànd ci ak moom mu indi ci ay leeral. jafe-jafe ci wàllu ndox mi ci dëkk bi di Touba Toul maire bi nag ni nit ñi la dëkk bi màgg fi mu ne nii ba forage ba àttanatu leen te itam la fa war a am ci ay forage yëpp amatu fa fi mu ne nii am ci ñoo xam ne nag tëj nañu seen i robinet sekkar ci teen ya nga xam ne ca la ñu daan roote di ca dellu bis bu yàlla sàkk doon loo xamante ne nii ñu bëri ñu ngi woote fii di ko jàmbat Daouda Tine maire ba la ci Ablaye Diop sànq jokkool laaj ko lu waral jafe-jafe yi. sama commune mu ngi polariser 96 villages ñu diviser ko en 5 zones zone bu nekk am na forage am ci la zone de Touba Toul am na 2 forages yu nekk ci zone de Touba mais bu ñu jàngatee ñaari forage yooyu mënuñu ñoo par rapport population bi nga xam ne moo am ci zone boobu forage yooyu ba tey mënuñoo satisfaire population yi ci ndox bon parce que boo xoolee population bi nekk ci centre bi moo gën a am solo population bi nekk ci yeneen zone parce que tey bu ñu doon xool centre ville bu Touba Toul le chef de la commune mu ngi regroupé 12 gros villages loolu moo tax loolu nag pour nga am vraiment que ndox mu leen doy du yomb waaw yomb léegi nag sur stratégie pour maintenant satisfaire la demande des populations en eau ñu ngi projeté de benn 3e forage ak mu accompagne de forage yi xam ñoo nekk ci commune bu ko defee yaakaar na ne dëkk yi nga xam yu mel ni Kër Laman yu mel ni Mbégué yu mel ni Kër Aliou Diouf yu mel ni Singane Ndiobel Payen Ndiobel Ngayeen Kër Kaaf ak une partie maintenant que de Touba Toul centre ñoom ñëpp nañu mën a am ndox mi nga xam moom la ñu bëgg loolu mooy li nga xam ne mooy suñu mëbët ci li ci kanam. RFM rajo askan wi.
ñu wax ci yónnee ak jot xaalis gi ci waajum julli gi war yi nag fi mu ne nii am ci yoo xamante ne nii yeex nañ lool donte am na ñoo xam ne nag nee nañu gisuñu benn problème am ci ñoo xam ne xaalis bu bëri la ñuy yónnee mbaa ñu di ko jot tax ñu jagleeloon ko reportage yu Ablaye Diop. ci bile bërëb bu yónnee xaalis client yi simili bu ne ñu ñëw ngir yónnee jot wala def ab dépôt. ñoo ngi fii ci Yuga Fall moom nag nee na yéexaay gi mooy benn ci jafe-jafe bi ñu am ci réseau bi. liñ mën a remarquer ci système bi mooy problème mu yéexaay bi lenteur bi parce que boo xoolee Orange Money bi système bi parfois day yéex lool parfois du dem sax parce que par rapport ak Wave bi moom aussi am na lenteur da ngay toog parfois lu yàgg ñu naan la système est momentanément indisponible. bi la yéexaay di leen indil yenn ci ay problème parce que fi ne nii réseau yi dafa war a gaaw su gaawee activités yi parce que nit ñëw dañu soxla système de transfert bi ñu dañuy war a envoyer seen xarit fii su ñëwee système bi am problème aussi saa ñu pose ñun lay gën a pose sax ay problème parce que dañuy bëgg lu satisfaire clients yi ak Wave bi mii mën naa ne clients yi seen satisfaction des na quoi. ci rue 13 angle 24 bu Médina beneenub multiservice fii gérant bi di Fodé Youssouf Konté xamle ni amul benn jafe-jafe. avec Orange on a eu quelques difficultés il y a 2 jours. ak Orange Money amoon nañ ay jafe-jafe waaye loolu ñaari fan ci ginnaaw la woon waaye léegi nii lépp jaaraan na yoon wari moom amuñu ci problème bu weesoo rek client yi nga xam te ni dañoo yàkkamti ak fête bi dañuy bëgg ci nu mu gën a gaawee yónnee xaalis ngir mën a doxi seen soxla. ci wàccaayu tabaski gi bërëbu yónnee ak jotub xaalis yi nit ñi dañu fay dem lu bëri yenn ci ay clients yu ñu taseel te bëgguñu ñu enregistré leen xam leen ni amuñu ci benn jafe-jafe. jafe-jafe yi ci wàllu dem beeg dikk bi ci julli gi am na paas yoo xam ne nag yokk na bu ci mel ni boo jëmee Touba garage ba ñu dem dolli nañ ci ñaari téeméer te ñeenti téeméer la woon am ci client yi nag ñoo xam ni ku amul yaay nàmp maam waaye daal lu mënoon a ñàkk la ñu jàpp ni ñu ànd ceeg reportage yu Mamadou Omar Ba. am client yu yéeg ci bus bi ñenn ñi di jënd ticket ci chauffeur bi Malick Sylla di ñu xamal fu njëgu ticket bi toll. waaw fi ñu jëlee moom ñoo ngi ci tollagoon 3000 lañ tollagoon xëy na nag mën naa di ñëw bañ a kanam mu yokk mais fi ñu jëlee moom 3000 lañ tollagoon bu dul événement moom 2000 rek lay doon mais événement bi xëy na daawal xoot oto yi ñëwaat bi xëy na moo ji suyee moo tax ñu def ko 3000 mais instant yi bu dul dara 2000 la quoi. ñu fekk ko mu taxaw ci wetu bus bi Mbaye Sam mi ngi war a ñibbi fii ba Njaareem moom comprendre na 1000 francs bi ñu teg ci njëgu ticket bi. ñuy dem dañuy yet mais bu ñu ñibbi si dañuy yooru te xam nga gasoil bi dafa seer man client la ñu wax dëgg yàlla ñu yebee 3000 francs moom wax yàlla moom jaar Ami Jaxate moom daanaka mis na lii saa yu événement jegee njëg yi nii lay mel. comprendre nañ ko parce que sénégalais moo mel noonu xam nga ñun comme moom événement yàlla daa dogal ñun dañ koo bëgg loolu moom dañ ko fa fekk te mënuñu ko fee jële ñun dañu bëgg événement moo tax xam nga rek liñ ci fekk dañ koy muñ rek ça va passer. tabaski bi jege lool ñu bëri utali garage pour ñibbi fekk ji seeni njaboot waaye il faut que ñu fay lu ëpp li ñu doon génnee pour voyager. mu nekkoon Mamadou Omar Ba garage yu Bundum la ñu dem ma nga ca Gambie foofee nag ñu bëri ci sénégalais yi nag di fa jaare ji ngir mën a ñëw fekk si julli gi fii nga xamante ne ni mooy seen réew man fee jullee ba noppi nag doog a delluwaate ca liggéey ba sunu ndaw la foofee demoon fa laaj leen fi ci waaj mi. gare routière bu ñuy woowee Bundum passager yi bëri lool ay góor ay jigéen ay mag ay xale waaye itam seeni bagages yu bëri yooyu le li mel ni sac ak valise. dañu dem pour fekkee julli bi am famille waaye nag bagages yi seer nañu transport seer nañu 10 000 francs ci CFA métti na trop pour nga am CFA bi dafa seer waaw métti na bu nga xam ne nga boo sóoraalee pour dem da nga war a paas da nga egg paas sa bagage yi paas sa bopp dafa métti trop. njëgum transport bi ak itam wecceeku xaalis mën na doon lu métti ci client yi yenn saa yi waaye ndaw bi moom dafa ne rek gars yi waroon nañu bàyyi xel sóoraale loolu bu baax a baax. góor yàlla fooy dem moom lu nekk da nga koy sóoraale tamit xam nga nga préfère ma dem julli Casamance ci sama bàjjan comme gëj naa ko gis at ba at laa koy gis tamit xam nga sama racine ko la tamit noonu la tamit julli bi moom jot na instant boo yàkkamtoo bi da ngay julli Gambie. kii itam di beneen ndaw moom tamit dafa rek jàpp ni moom war na mën a dem fête tabaski bi ci famille bi moom nag ku bëri jàmm la Famara. bi may 3 ans pour ma dem julli chaque année ak famille fête bi xam nga ñun ñëpp dajee foofu noonu day neex quoi moo tax chaque année ñuy dem foofu noonu julli day neex quoi. waaw dama ñëw ak suma grand yi ñun ñooy dem nii waaw am na ñoo xamante ne ñu ngi fekk gars yi foofu noonu instant yi nii léegi suñu demee rek pour tabaski commencé
rafetal ko quoi mu na rafetal ko parce que dara du yomb. ñu teg ci juróom benn simili Famara daal di yëg ci woto 7 places bi nga xamante ni moo ko war a yóbbu foofu ca Casamance. RFM fii ci Banjul Wuri Tarus Diallo. Wuri Diallo jërëjëf ñu daal di dellu siwaat fii ci réew mi càng ca Kolda laata ñuy jàll Dagana Kolda googee nga xam ne fi mu ne nii nag soble bi ak pomme de terre bi njëg gi mi ngi toll ci kilo téeméer ak ñaar fukk ne ñu yokk amu ci ca diwaan ba ñu ànd ceeg sunu correspondant Abdoulaye Diallo. daanaka ay waxtu ñooñu dese fileeg julli tabaski marché central bu Kolda moo approvisionné wu bu baax a baax ci ay denrées ci kaddu Pierre Mandor Madioune mooy ki fi jiite service régional commerce bu Kolda. li ñuy jot a enregistré ci produit boo mënta jël fii nii ci marché bi takku na boo jëlee dawlin bi aussi muy 5 litres bi am nañ ci lu mat presque 3000 cartons diwlin 20 litres bi lu mat 3500 cartons diwlin 1 litre lu ëpp 500 cartons boo jëlee suukar bi aussi am na muy suukar bekk bi suukar mokk bi muy meew bi farine bi soble beeg ba ci pomme de terre. njëgu pomme de terre ak bu soble kawewul comme ni mu daan faral di fi amee ci at yu weesu yooyu denrée ñoo ngi leen di jaayee à 600 francs kilogramme bi. voilà soble bi fu mu nekk nii donte am na ci marché bi mais doo xaw a cher ndaxte boo demoon tey jënd à la bascule lu mu tuuti dañ la ko facturer 450 ba 500 le kilo boo demee nii nag jënd ci détail bi lu mu tuuti ba tuuti 600 francs lañ koy jaayee. pomme de terre bi aussi noonu la mel et pomme de terre bi saaku 25 bi ñu ngi koy jaayee 10 000 ba 11 000 francs. ñoo ngi amal ay contrôle saa su ne ngir xeex ay jaaykat yi faral di profito ci jamono yi ni mel ngir dugal ci marché bi ay marchandises yu varié wala yu seen defar jaarul yoon. produit yoo xam ne consommateur bu ko jëfandikoo rek mën na cee lor yooyu yëpp ñu ngi ci veillé ñu ngi dugg ci marché bi daal lu mu waree parce que dem rek saisir naa fi ay produits. fi mu ne nii ragal lu ñu am benn pénurie ci wàllu yooyee denrée RFM Kolda Abdoulaye Diallo. ca Dagana moom nag fi mu ne nii marché ba bëri na ca nduguma loo xamante ne nii ñi ngi xaar mu yegg si chef service du commerce ni jërul nag am tiit di ci am ndee bu soobee yàlla dina doy bu baax a baax muy lépp luñ fay war a mën a jëfandikoo fi mu ne nii nag am na lool matagul ni mu war a toll Cheikh Diop lañ cay déglu ci micro Mamadou Diagne. département Dagana bi dafa nekk département bu xaw tàng ba tax na commerçant yu bëri duñuy xaar ñetti fan avant julli bi ñu mën a approvisionné bu baax quoi gën a defaraat seen stock mais pour le moment stock yi moom macha allah amul benn fu ñu signalé pénurie quoi. waaw ñu ngi surveiller bu baax a baax a baax waaw am na ñoo xamante duñuy xaar 3 jours avant julli bi ñu bien mais ñun actuellement nii amul d'après bu ñu defee suñu ay relevé def tout ça amuñu fenn fu nga xam ne signalé nañ ñu am na pénurie kon na xel yi bu dal ni soobee yàlla ba léegi ñuy julli ñëpp daanu am soble daana am pomme de terre daana am dëwlin bon njëg li mi ngi si 400 francs fekkee ni pomme de terre bi la bon fekkee ni par kilogramme su fekkee ni soble bi am na sax 250 350 400 maximum 400 sax moom c'est très rare nga gis ko mais quand même 250 $ ba 350 mu am na si marché bi yenn saa yi mënoo nekk fii nekk fële bépp commerçant bépp ko xam ne jënd na soble mu wóor nekk li mu ko jëndee nekkul noonu par exemple am na ñoo xam ne ñu toog ba xaaju guddi teg seen soble wala teg seen pomme de terre ni kilo 1500 lay jaayee wala 1000 francs kooku moom des saa nit def da nga koy dégg si da nga koy dégg ay dégg lay am rek quoi mais su fekkee ni ku ñeme la rek dafay def li nga xamante ni da ngay teg ne li lay jaayee su boobaa di nga fekk comme service du commerce sa kanam te aussi duñu bàyyi mukk parce que ñun ñu ngi fii te duñuy continuer di veiller à ce que ñu jaay prix yi correctement soble bi pomme de terre daan ko jaay normalement te lépp li nga xam ne yëg nañ si mu nekk lu nekkul yoon soobee yàlla daan dal seen kaw. Cheikh Diop service commerce bu Dagana ñu daal di daaneel ak xibaar bi ñu leen doon wax ci njalbeen gi mooy Alaaji Amadou Sall delloo na nag ndombo tànk gu bees gi nga xam ne moom la ñu ko joxoon démb ci séddale bu bees bi Abdoulaye Wade séddale ci secrétariat national bi indi ci Bara Gaye ak Karim Wade ak Woré Sarr moom nag nee na mi ngi des ci parti bi waaye loolu daal jéggal na ko moom mi ko tabb di maître Abdoulaye Wade. Makumba Bey. ci kanam tuuti sport weekend ngeen ci ànd ak Malal Junior Diagne li ci ëpp doole di Sénégal ndam lu njëkk ci match bu njëkk bi mu doon joué sànq ci Afrobasket bi ci teewaayu njiitu réew mi ca Arena mu door ci Côte d'Ivoire Aliou Niane mi fi jiite woon UMS nag moom nee na day porter plainte ñii di waa Sonatel mu ni dañoo suspendre numéro am ndax message yu bëri yu muy envoyé njëkkoon nañoo yéeg wàcc ci ARTP waaye taxul mu sotti. waa direct info yi doon waaja plainte di laajte juróom-ñetti weeri payoor directeur journal ba nee na amee luñ leen ko te ñoom dinañ leen dàq buñ jógee ci julli gi dinañ tàmbalee dem ca inspection du travail
maître Alaaji Amadou Sall delloo na Ablaye Wade poste bi mu ko fal démb waaye nee na nag ba tey mi ngi des ci biir parti bi di parti démocratique sénégalais fii la ñuy yem di leen gërëm bu baax a baax ci kanam tuuti kon ngeen ànd ak Mala Junior Diagne ci sport weekend di leen ñaanal fanaanum jàmm ak feetuk jàmm jërë ngeen jëf. RFM Sport. Malal Junior Diagne. jangeen jëf ñu door xabaar yi ak wàllu basket bi ni ko Makumba junjee tey jii dinañu gis ni Sénégal dafa daal di door ak ndam ci afro basket bi ñu organisé fii ci Ndakaaru Sénégal dafa daan équipe bu Côte d'Ivoire booba 77 la leen Sénégal door ci 36 muy ndam lu yaatu soo xam ni gaynde yi am nañ ko ci teewaayu njiitu réew mi di Macky Sall gaynde yi nag ba yëf ya jeexee am nañ daal lu xam ni def nañ ko ni ay réaction jëm ci nu gisee seen ndam loolu le ñu déglu ci yenn ci xale yi yoo xam ne seen kàddu yi Soda Thiam moo ko tatan foofa ca Dakar Arena. C'était premier match, c'était pas évident puisque yeneen équipe bi aussi dañuy ñëw pour gagner premier quart-temps bi métti woon na loolu mais deuxième quart-temps grâce à Dieu public bi jàppale nañu bu baax ba ñu mun a basket gagner match bi tey. mais si lu des ci joŋante gi war ngeen a amaat beneen équipe boo xamante ne dañuy war a ngeen moom ci tournoi bi est-ce que lu ñu mel mën nañ koo xalaat gisaat maanaam victoire. Bien sûr ñun on respecte toutes les équipes c'est pas qu'on a gagné de 100 points match préparation bi dañ koy préparer comme ni ñu préparer match yëpp ñun match par match final la pour ñun waaw. daal di wéy ba léegi ci réaction yi gannaaw ba nga xam ne ni nag Sénégal gagné na tey jii tam amoon na ay match yoo xam ni amoon na ca ndax Angola Mali def ko daal di daan 71 63 bu mu jeexee nag entraîneur bi di Sylvain Lot moom jot na yëkkati kaddu ci yëf yi ñu déglu ko ci micro Soda Thiam. Et les premières fois dans un tournoi sont jamais évidentes parce qu'on a un manque de repères, un manque de repères même de salles. Hein, et on a vu beaucoup de maladresse sur la première mi-temps. Et effectivement, il fallait la prendre parce qu'on est une équipe jeune et d'avoir des matchs, là c'est des matchs couperés, mais si on perdait le premier, le deuxième aurait été encore plus couperé avec une équipe jeune. Donc une équipe jeune, ça permet de s'installer dans les seniors, parce qu'on a au moins 5-6 nouvelles joueuses, donc c'est bien. Donc Khadija Maïga. On a vu que l'équipe du Mali a un peu rajeuni, ou beaucoup rajeuni, puisqu'on a vu, si je ne me trompe, que 5 quarts dans cette équipe. Est-ce que cela rend beaucoup plus difficile votre objectif? Ça le rend incertain, mais par contre, l'objectif dans le futur, à 2 ans, il y a un futur qui s'annonce fabuleux pour le Mali, parce qu'il faut quand même savoir qu'on est très bon en U19, on a fait la Coupe du Monde, on a, je ne parle même pas du back-to-back en U16, donc on a la nouvelle génération est en train d'arriver, et il faut un peu de temps, mais là, les blessures, les retraits de certaines joueuses, ben, ça laisse la porte ouverte à cette jeunesse, et je peux vous dire que c'est rafraîchissant au quotidien, il y a une joie de vivre, il y a du plaisir, et je peux vous dire qu'il y a 3 joueuses qui n'ont pas joué ce soir, mais elles dansaient plus que les 9 qui avaient joué. Et c'est ça le fait d'avoir une équipe jeune, c'est une fraîcheur. kooku di réaction coach bu Mali ñu wax si suba teel bi tey ji Nigeria champion d'Afrique bi gagné na équipe bu Tunisie bi 75-26 la ko daal di kon dóor leneen si wàllu basket bi suba Kenya ak Cap-Vert ñooy joué Tunisie Cameroun Angola ak Congo dinañu amal tam match ñu wax wàllu football ak njeexitalub ñaareel bi première journée bu France ñu Marseille moom dafa ñàkk digganteem ak Reims ñaari bal si dara lañ ko dóor Brest Toulouse dañoo tëwoo ku ne am benn si ak morom Angers bu Cheikh Ndoye dóor Bordeaux 2-1 Saint-Étienne dóor Dijon 2-1 Rennes dóor Montpellier 1-0 Nice dafa daan Amiens 2-1 Angleterre Manchester City dafa daan West Ham 5-0
muy juróomi bal si dara la leen dóor Crystal Palace dafa timb waa Everton kenn dugalul dara Watford di équipe bu bees bu Ismaïla Sarr Brighton moo leen dóor ñetti bal si dara loola moo la gën a fës ci wàllu xabaar yi jërë ngeen jëf ci seen déglu bi ñu fanaan jàmm